sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu tey mbégte dellu siwaat seen biir émission dañ kumpa ni ñu koy waxee am nañu gan gu spécial ci jaar-jaaram ci li mu doon ki mu doon ak li mu représenté ci àdduna wërngal képp àdduna di ko bégee goxam di ko tiitaroo waaye it lii di Sénégal di ko sagoo di El Hadji Golbert Diagne ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu am mbégte tey dalal la ci sunu émission mu di dañ kumpa. fii la ëppee. mbégte moo ci am nag mu ko raw am nañ ko ñun tey. yàlla na yàlla defal yiw. amin te ñu bokk ko. macha allah. kenn werantewul ne ku la laaj noo tudd da nga ko wax ne El Hadji Golbert Diagne waaye man jàpp naa ne loola doyuma ngir xam yow yaay kan. ku la laajoon yaay kan loo koy tontu. maay El Hadji Alioune Badara Diagne ñu may woowee Golbert. doomi jëm si yàlla ajaratu Farilu Ben Ndoy ak Malal Diagne suma baay. sët ci Fatou Kébé Fall ci Ablaye Sadaga ci famille moo di fa Balla Alassane ak Paate ci sama wàllu baay doon doomu Ndar ñu may woowee nag Golbert. kon bu ma la déggee ku xam sa bopp nga da nga mel ne yaa ngi tagg sa bopp. waaw ku xamul sa bopp da ngay réer. te koo gis dafa ni moo la gën nit boo bëggee am fulla da ngay xam foo soqi ko. xam ñana lu jur xam ñooy ñana leen meññ mooy tax dangaa fonk sa bopp ba doo nangu tuuti ci kanamu kenn. gannaaw rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ku ne Ndar ni maam moo la yar am dangaa xippee ci sa kanamu ñaari waajur. waaw sama ñaari waajur xippee naa seen kanam mais sama maam moo ma yar. sama maam Fatou Kébé Fall moom moo ma yar ak sama benn wujju yaay bu ñuy wax ci bu Diagne Guèye dëkk Géttu Ndar ak sama benn mbokk boo xamee ni daf ma daan jële ci sama maam di ma yar di ma tette may màgg mu di Absa Gaye ak Ahmed Gaye jëm si yàlla ji waaw ci kër Pauline Diack milieu boobu daal fa laa meññee mais yar bi dëgg sama maam Fatou Kébé Fall. booba ana yaay ak baay. ñoo ngi ca kër ga ndax sama yaay moo doon présidente des cuisinières de Saint-Louis à l'époque coloniale bu yeewoo def li mu war a def ci kër gi yëpp bàyyi xëy na samay sœur di ko àggale moom day dem liggéeyi mais laata muy liggéey sa maam dana ñëw jël mu yóbbu sama papa it nekk ci liggéeyam donc papa ak yaay ñoo ngi fi waaye maam moo ma uuf. loo fàttaliku sax ngone ku léej ku timide wala gone gu maamum gëmee wutoon wala boog ndax say waajur seen loxo jotoon na seen gannaaw. samay waajur alhamdulilah rabbil aalamiina sama yaay présidente la woon ci cuisinière yi nekk Ndar daan am salaire bu baax à l'époque coloniale di liggéey tubaab bi ñu koy fay. sama papa di politicien di commerçant di itam éleveur ñaq jëluñu rek la xam. ci question bi nga jëkk dugg maam moo ma yar ma doon nag ku mu yàq ma wuyu tur bi Alioune bras armé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam foo déggee xeex ci loolu rek man la kon sax ndaw léegi mën a xeex amul lu ma deful ci Ndar foo déggee attelé rek may xeex. yaa daan gañe am dañu daan gañe. daañu léeg-léeg ñu dóor ma léeg-léeg ma dóore xeex noonu la di tey yow ëllëg sa morom. waaye li ci ëpp. maa daan dóore nag waaw maa daan dóore xeex rek. waaw xeex rek xam nga ku juddoo loolu mon fils. nu yaree la Guet Ndar nga màggi te jigéen foo jar ricc te da ngay nekk Tarzan. Tarzan ngay doon. mi ñuy dégg ci film bi. waaw man bi ma jógee Guet Ndar nu réel ma te jigéen ma ñëw fekk samay frère foofu lañu ma daan woowee Tarzan. tool bu am fu ko koy nekk dinaa ko yëg sàcc ka ku ji sa suraab dinaa ko lekk sàcc ka jaayi ka yàq rek laa fa nekk. loolu ci daan fekk. dara leen jàpp ma dóor ba mu bëgg dee yóbbu ma sama papa mu dóor ba mu bëgg dee waaye bu ma génne demaat il faut que je ne sa face. loolu la. ku tudd Ndar ne daara ndax jaar nga ci daara yow. waaw jaar naa ci ndax bi ma amee juróom benn at loolu mu jox sëriñ Baye Mbaye cokkoñu kaso ba kooku moo ma dalal baax bi ma demee ba tollu wàllu ameyato yooyu sama nijaay sama grand frère yaay inspecteur principal des postes
moo nekkoon Mauritanie à Nouakchott dikki seet ma fa yóbbu ma Atar fa laa jànge alxuraan bi ma dellu seen nu jox ma Ousseynou Sarr ca Zawiya ba moo ma wàcce jox ma sëñ Amet Diop ca Looda ma tëri ak kër sëñ Mamour Ndiaye am nag maam joo xam ne xaafisul xuraan la fi may waxee nii doomam mooy imaamu ratib bu dëkk ba moo di Alaaji Umar Diallo jëm si yàlla ji waaw doonoon maam ak xarit ci man kon rëccu ma ca dara di meññeefu ku mel ne Youssou Diallo bu ma waaw Youssou Diallo kooku ma la wax moo ko jur waaw parce que Youssou ndongo dara la itam waa Ndakaar yi dañ koy seen nii mu dem rek waaye méfie-toi de l'eau qui dort loo dund ci daara ji loo fàttewul am na ci nag loo xamee ni moom daf ma marqué ci daara ji bi ma jógee Atar ba dellu si Ndar ren ma jox Ousseynou Sarr ca Zawiya ba may tari gag mu gàgganti ma ñaari yoon ma gàggati moom infirme la woon mu yóotoo moomu ñëw rek mu kepp ma ci diggante ñaari tànk yi kaata bi saf na benn Modou sax boo xam ne mosuma gis loolu ci àddina ma bëgg dee xamul may def ma làmbaatu nii rek ba taj benn aliw rek ni ko tëll ci bopp rek mu xam fa la turu Golbert bi jóge Golbert Diagne gi ñu lay wooye waaw foofu la jóge fa la la toppee waaw fa la ma toppee parce que sama papa dañ ko daan wooyee Golbert mais biñ ko ximalee ni ko lu la daal ku la def nii mu ne Golbert mu dóor aliw bi foofu la ma Golbert bi toppee mu mujj def kersa xam naa sa digg ak moom ndax xaañ sa sëriñ nag waaye moom comprendre na ma parce que pédagogue la pédagogue ba ci nangu ndongo bu xaañub sëriñam waaw bu ma dellu si dana ma ñàdd am na ñoo xam ne dafa naan jàppale di ngeen ñàdd ka bu mu dóoree ba mu bëgg de beneen ne dootuma ko def te kooku ji ko xale la sonnoon naa rek kon daal bu ma la déggee ci wàllu alxuraan moom ku ci géeju nga am na lu la ci yàlla waaw am naa ci lu ma ci xam mën naa ci jàmm sama borom macha allah maa ngi sant sama borom te am naa ci ay jikko yoo xamee ni à 75 ans xam naa ni loolu moo ma accompagné ndax alxuraan bi téye na ma ba du ma jëw baqara ba naas waaw du ma jëw du ma lekk riba xaw ma kañaan du ma naafiq foo ma fekk mooy sama mandarga ba tax ndar ñëpp fonk ma inna allaha ma sadiqina lay demee fu ma dëgg fekk ak ku mu mënti doon danaa la ko wax ci lu tegginu pour defar boo ma tooñee it làqu ji naa ca alxuraan inna allaha ma sabirina waaye yàlla rek tax ndax du ma muñ pour nit damay muñ pour kàddu googu ma la wax yàlla moo tax may muñ dégg googu ban saar ngay ne ci biir ba mu yàgg nga gis kenn ak sun borom xul wa allahu ahad parce que moom képp la lam yëlit wala mu la doon ñakkulu ko léemanew ma kaak lenn tout se résume par ça nga nekk koo xam ne dund nga boobu yar est-ce que nàmpatal nga ko sa njaboot mooy la nga dund ci yar bu la yàlla mayee ba nga dox dajeeg ñoom làmb leen mala la ngi fi sorewul làmb nga wax de waaw làmb leen boo dajeeg mal rek làmb ko wolof dana ko làmb daj làmb ka rek làmb leen loo bëgg a wax foofu waxuma samay doom doomu ndar boo dajal ci loolu boo ci bëggee xam dara rek toogal ak moom mais ndar du Sénégal nag mooy ndeyu Sénégal ndax fa nga dëkk déedéet mooy li dëggu Alaaji Malick ba mu jógee gaa yi fa la ñëw bindal benn sëñ Touba ba mu songee xeex ak ñi nga xamee ni fitnaaloo nañ ko bëgg yàq la mu doon dox ngir Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndar la ñëw fa lañ ko terale ba léegi ñaari ak yaa ngi taxaw Cheikh na Sadibou Habib xayartu surtout yonent bi direct ba mu jógee fa mu cosaanoo ñëw ci biir Sénégal tant ba mu di stade Joseph Gaye bii nuy basket bi fii mu toog nii ñoom Limaamu Laay mboolem këru diine yi fi ne kenn ku ci nekk am nga dara ci biir dëkk ba ci sëñ Babacar Sy boo génnee suñu kër rue de France jaar di ñëw rue André Le Bon première porte deuxième porte ca étage ba mooy kër suñu Babacar fa la daan sëpp ak mantoom ba sëriñ Diak nekk ci suuf avenue ko doon couvrir ñu def nii di way taala albadru alayna mu sëpp ci kaw duñu sànni ay mbiskit dëkk bu mel noonu ñu jëkk fa tabax la première mosquée de l'Afrique la première église du continent africain implanté fa les premiers comptoirs français de commerce Lacoste Puente Serre Morel Prom pour n'en citer que ça
les premiers établissements scolaires et secondaires waaye man da nga bëgg a def Ndar capitalu Sénégal xanaa. mais moo nekkoon capitalu Sénégal. déet ak de la Mauritanie. mais fi ñu toll nii kay moom ku la dégg nga xam ne lépp yóbbu nga ko Ndar. man li ma bëgg ci sama xol su ma ko Maolana Azza wa Jal defaloon tey suba capital bi jógee Ndakaaru mu yóbbu ko Ndar. ma ne bu ma sañoon ngir ngi ne lay fanaan tey. kon ku baax nga ni da ngaa bëgg fa nga dëkk waaye nag gën gi néew doo ko indi mu yem ak Ndar. kon mu dem ngaay dëkku Yuusu. waaye man booy boo nga dem sax dëkku président bi amul dëkk bu ci yem ak Ndar nous sommes la première ville les premiers cadres ont été formés à partir de Saint-Louis ventillés à travers le Sénégal et le continent africain pour former d'autres cadres qui ont eu la mission d'aider, d'encadrer et de former ceux-là qui dirigent aujourd'hui. Nous étions les premiers formés, ceux d'aujourd'hui n'existeraient pas. maa ngi ndey ji bàyyi kaak man. li ñuy def mooy seetaan benn élément boo xam ne dañ koy découvrir ndoo ak yow. ñett lañu woon Aliou Waly Xaali ñu mari ka ñoom Golbert fay naan def suñ lépp. man dama ni Golbert ku baax la ndax ku baax la mooy lépp loo xam ne rafet na baax na pour moom si njabootam la baax loolu moom lu ko mën seetlu ku am yërmande la. nit ku baax am na xët nañ mais nit ku baax la xol bu baax a baax la relation sincère mooy moom. tout ce qui brille daal n'est pas de l'or. keroog bi yaayam génnee àdduna am na lu ma fàttaliku keroog wax na fa wax joo xam ne fu man fu ma ko waxee rek wala nga wax te bu ma saa reporté stade su ma dugg see su ma nekk Golbert reportage am yàqu na. tey bu Moussa na ñëw stade nee na pour nga reporter problème la papa dama naan la Naam Diagne bu ma ne la Naam Diagne loo may tontu. non sant Diop. Naam Diop. umpale wuñ ne kiy wax communicateur la. du ma ne rajo dama ne kiy wax communicateur la. lu la boole ak rajo. rajo bëgg-bëgg ak gëm-gëm damay jàngee lycée technique en 1962 63 école bi en 63 def naa fa 62 63 école bi mu tombé weeru koor ñu dog teg ndoguli ceebu jën penn mbay sama papa teg benn poste grinding ñu toog ñu ñëpp di lekk rajo Sénégal bii la woon à l'époque nu ni voici l'éditorial de Lamine Diakhaté doyen. waaw fekk tibb naa ba téye ceeb bi ma concentré ci Lamine Diakhaté di wax mu doon def benn appel à la solidarité pour benn xale bu ñu waroon faj bu dëkk région de Thiès mais jooy ci ni mu présenté ci lem bi ak le français ba dama jóg sama ndogu fa la yam bi ma yeewoo le lendemain et loo ma jàngi ma dem rajo Saint-Louis taxaw ci muru stade Abdoulaye Diagne joxoo rajo bi tous les matins que jëfee su ma yeewoo foofu lay dem ba directeur u lycée technique André Pellerin tubaab la monsieur Marronnier puisque j'étais assez brillant dem wax ko sama papa ni que depuis 3 jours il vient pas à l'école sama papa ni ma su ne nga yeewu dem fee di kii waxal fooy nekk ma bañ ñu dañ maa dóor Ismaël amul lu ñu ma def pour ma dellu ci école ba jàngi ma bañ rek sama benn magu papa tubaab Diagne moo ni sama papa kii bu leen karee laaj leen ko lu mu bëgg ñu woo ma laaj ma loolu man dama bëgg dem liggéey ci rajo bi ñu dóor def lu nekk pour ma dellu école ma bañ sama magu papa boobu dem wax ka Senghor président waaw ndax moom secrétaire général adjoint la woon ci BDS Senghor ni ko naa ko toppatoo finalement dafa téléphoné ba benn bis ñu fekk ma ca kër ga di mu fekk maa ngi sa mur ba taxaw jàkkaarloog rajo ba nu jàpp ma yóbbu ma fa yàlla def ba nu may dugal ci rajo bi ka nekkoon directeur technique ba mi ngi tudd Doudou Diagne Kos c'était un fils d'un frère à mon père il était l'un des premiers ingénieurs de la Sorafom jóge France ñëw Ndar ñu affecté ko fa muy defar rajo bi ñu tombé ca mu jël ma dugal ma def ma apprenti technicien le 3 mars 1963 maa daan xëy tout 5 heures du matin dox jóge suñu kër ñëw maay bale rajo bi maa kaa fobeere yow waaw maay bale maay fobeere
toog nekk sama chef de car mu ñëw sama chef de car Omar Faar la woon jëm si yàlla ji après ñu jox ma Sanu Diallo jëm si yàlla ji ñooñu ñoo ma jàngal d'abord sonorisation la ma di ki jàngal après ñu jàngal ma prise de son après ñu jàngal ma tenue d'antenne après ñu jàngal ma Marianne Sy ni leen kii il n'est pas fait pour la technique Marianne Sy yóbbu ma bureau des programmes deuxième studio bi dafa màggatoon am ay pënd fa laa dem toog rek ba ma mosaan dégg animateurs yi nekk Dakar ni ñuy animé damay dem ci pënd bi foofu ma toog di animé ci jaww ji noonu dans le vide. di animé kan. sa bopp ak jinne yi bu ma soxlaa woo ma daw ñëw suñ ma bàyyee ma dellu foofu ba Marianne ni ma kaay ma jàngal animation di ma initier ci animation di ma initier ba mujj mu dugal ma ci brigade d'antenne yi ku nekk sama chef de car bu ma ñëwee dañ may bàyyi parce que booba rajo yi bariwul woon ay animateur Kader Diop moo fa nekkoon comme journaliste Hélène Arlé comme speakerine Bachir Kounté bii journal parlé ak Ibrahima Diop le directeur mais il était journaliste speaker aussi ñu encadré ma nag dugal ma dans l'animation chemin faisant l'appétit venant à manger dem naa ba nekk animateur. bi animé mais bokkut ak kon façon animation bii ñu gis maanaam teg musique maa ngi may diw dédicace. loolu du animation kooku bëggal say mbokk ak say entourage la wala bëgg siiw animation à thème lay nekk bés bu nekk boo ñëwee da nga indi benn thème ni tey ci lii laay waxtaan ubbi nag pour may nit ñi ñu wax ndax la ngay indi dafee ni yaa ko maîtriser ba yow rek yaa ko war a wax soo ko defee amoo xam-xam te doo animateur da nga kaa annoncé introduire ko bàyyi nit ñi parce que ganaar gerees gi nekk ci moom ba ci buntu kër gi bu gësee génne poussière bi naan ko kes xam nga dafa lakkale mi ngi ci xaban mu dugg ci biir kër gi tëdd wala bali bi te lakkalul kenn kon ñi lay déglu am na ñu lépp xam-xam fuuf gën la xam thème bi nga indi fuuf bu nu laa biiree def ay intervention mooy indi une éducation élargie auprès de l'ensemble de l'auditoire et tu y gagnes parce que daa ci dégg wala nga xam ci loo mosul xam. ba tey ci animation la yam de loolu. waaw kooku mooy animation. ndax métier mi def nga li ñuy wax formation. ndax dañuy naan Golbert journaliste. waaw am na ñoo xam ne ni journaliste mooy diplôme. ñoo xam nag ci ban école lañ koy jànge waaye lijaasa bi foog ñu téye ko ñu bind ci école nangam. CESTI wala fu mu mën a doon fu mu doon rek wala Canada fu mu doon rek. nii def nga formation génn nga classique lañ lay jàngal. journaliste dëgg kenn du ko dindi. expérience sur le terrain la encadrement des anciens mais un rassemblement de toutes les connaissances. man ñi ma formé. moo di ñooñu ma la tuddal ca Ndar. gouverneur saaga ma fayu ñu dàq ma. li nga def rëy na de. moo ma saaga ma fayu. gouverneur saaga booba xaleel laa. gouverneur laa tudd. waaw gouverneur kañ. parce que troupe nationale lu Mali ñoo ñëwoon def benn cérémonie. nu ni ma naa sonoriser stade bi. jox ma matériel ma dem monter sama sonorisation. dindi bouchon bi yóbbu ko. 19h30 xanaa dinaa sangu lekk sol lu rafet ñëw ci xew mi. ma xaw a tardé ñëw dugg. fekk affaire bi fees na dell. ma dugg rek fekk ñu taxaw ci mu ma dikk mu ma mais toi tu te prends pour qui man ka personne. foo nekkoon suñu kër wax ka dama demoon sangu solu kër. yóbbaale yëf yi yow it. ah. nga yóbbaale lu tax nga yóbbaale ko. parce que bu ma ko fa bàyyee bu yàqoon jox ma demande personne bañ dàq ma loolu lan ma jàngal. mu ne ma vous les enfants de la rajo vous vous prenez pour les enfants du bon Dieu. ma ni pat mu ne ma da nga réew man ko ma ko waxati. moo di ba laay maam. mu ne ma maa ne da nga réew man ko lekkuma sa ceeb ne lekkuma sa ceeb bu bay. yaa ma gën a boccatiku. mu ni commissaire bi arrêté la. waaw foofu kay commissaire warutoon xaar sax arrêté la. colonel gendarmerie bi dox suñu diggante ni ko il n'a rien fait laissez la. parce que ndar la kon. dëkku fa sax Dakar la dëkk. ni ma va faire ton travail ma ñëw jël bouchon bi dugal ko def contact mu jox ma signal rouge ma ñëw ci micro bi stade baa ngi fees del ma ne ko tung mesdames messieurs vous allez bien rek ni ñu yokku Golbert rek mu mer fi mu toog mais da nga excité population bi ci sa kawam kon. mais c'est mon rôle je suis un animateur fi mu toog ci suuf mu ne ma tu auras de mes nouvelles le lendemain dama xëy dem rajo ba rek Massamba Niang ni ma loo def ci gouverneur. yow comme xëy nga ci rajo santal yàlla. ma ne ko kii mun ma wan na Dakar dem
bi ma ñëwee fi Abdoulaye Diack laa fekk jëm si yàlla ji mu doon directeur bi ma ñëw fekk ka assistant am mi ngi toog ma agsi fii 9h mu ni ma toogal 6 bi ma toog 6 bi 9h ba 13h nit ñi di ma romb babord tribord ku ñëw ni ko ça va madame tapoté dugg génn man ma toog rek 13h05 moo jóg ni cëkk bunt bi mu jógee ci taabalam dikk ni ma cëxtee pour ma bañ dugg ma toj ñaam yi waa la ko wax tel mu ser buntu bureau directeur bi ubbiku ma gis benn waay bu génn sol ensemble jack ensemble jean def ni ñaari loxo yi ni ma kiitu man ko je m'appelle Golbert mu ni ma nga saaga gouverneur ca Ndar ñëw dóor ma woolu la fii nga ñëw dóor sama secrétaire tu n'es pas marié avec la rajo dàq naa la mais li nga defa rëy dàq ma laa la wax mais wàcc escalier yi jékki-jékki am benn loxo bu tegu sama mbagg ma gestu waaye ji ni ma bonjour man ko bonjour mun ma je m'appelle Henri Mendy je suis le directeur de l'APS tu veux travailler à l'APS ma ne ko ma kañ dem boobu def naa ci rajo bi ay 8 ans kenn mosuma fay 1000 francs 8 ans maa la wax li te lu nekk maa kaa def Henri Mendy yóbbu ma rue du docteur Thèse fa la APS nekkoon boole maag Siré Thiam lui Alcino Dacosta de grands journalistes de la presse écrite ni jàngal leen ko presse ñooñu ñu ma jëkk jàngal presse écrite waaye ba tey diplôme amul de amul diplôme amul ma liggéey fa une semaine muy samedi muy vendredi mun ma may naa la permission nga dem tu reviens lundi passe à la comptabilité ma dem comptabilité nu fay ma 27000 semaine laa fa liggéey 27000 maa la wax lii te 8 ans nga def ko mosoo wallaahi mosam de ma jël dugg oto dem jox ko sam papa mu jël xaalis bi ñaala ma ñu ma joxal sa yaay te nga diñ sa passe bi lay delloo nga dellu si ma dellu si def sama formation dellu Ndar mënu ma liggéey ci rajo ba dàq nan ma ni maa ngi jëm rajo Mauritanie rajo Mauritanie dama bëgg rajo ba Mauritanie ma xanaa boo demee ay naar nga fay làkk kon déedéet loo fay làkk amul journal français amul journal wolof ma dem nu ma ñoom dañu rédacteur en chef concours bi gannaaw suba la ma bindu ñu def loolu lu nekk ma jël premier ñu ne ma rédacteur en chef nga commencé liggéey sa Ndar liggéey fa semaine nag laa fa def ca Mauritanie semaine laa fa liggéey doore woo bi yoon déedéet mais inspecteur travail bi doomu Ndar la mu ni ma am na benn service bu ñuy wax Miferma ca Port-Étienne dañ fa bëgg lancer un service de communication de presse concours bi gannaaw suba la mën ko bind ma mu bind ma résultat yi gën a ma jël premier encore bàyyi Mauritanie dem Port-Étienne di fayu 298 000 francs par mois tubaab yi ma daan fay maa amee statut français ndax laa juddoo ñu jox ma sama logement 733 ñu ko fekkee ngi muy dégg de non yow nag noos nga ma def fa 1 an jël congé ñëw Dakar jënd fi teppage électrophone pour sama xarit yi seen Ndar ñibbi Ndar guddi gu nekk nuy rëkk noos gi man tulleeg màlle ba mu des 10 jours ma ne sama papa damaa delloo Nouakchott sama papa ni ma boo fa delloo loolu liggéey yàlla bu mu barkeel ak xaalis bu bari ba yëpp 1967 nga def nan toog déggal sama waajur toog def nan toog rek toog ca kër ga toog mais affaire bi naqadi ma nag ba may bëgg feebar sama papa duggaat génn ñu jëlaat ma delloowaat ma ca rajo Saint-Louis ca laa fa fekkee nag Ibrahima Diop directeur ba affecté nañ ko indi Papa Racine Sy kooku nag moo ma formé presque en journalisme moom ak Bachir Kounta ba tey formation boo xam ne ba tey formation bi yooyu formation la di ba tey diplôme amagul de waaw mais soxlawuma diplôme expérience lay demee ak connaissance loolu nag ñi lay dégg sérieux ak pragmatisme du deñ li ma lay wax nii journaliste yi ak maa dégg nañ ko dindi ki si frotte si pic kii Golbert Diagne ma nekk fa ba nu nommé ma chef d'antenne maa amee programmé par Mariane Sy nu jël Bachir Kounta yóbbu ko Dakar Ndar amatul reporter Sanu Diallo sama chef Dakar nu ne allo Saint-Louis Bachir Kounta te xamuñu ne Bachir Kounta dem na Dakar kenn wuyuwul maa ngi toog nii mooy sama chef ma def kii booba da ngaa tourné affaire bi kër pour woote Dakar nu ne allo Saint-Louis mu ne tekk kenn wuyul 2 fois rek 3e fois allo Saint-Louis mu bës bouton bi taf micro bi ni ma wuyul yow reporter lan mu ni ma reporter match bi rek ma naaw dama daan reporter ci studio ba dans le vide di ko defal jinne yi waaw ma ñëw def ko sur le terrain dans le terrain ma def ko mais guddul tuuti rek laa def introduction yooyu rek ni à vous Dakar delloo rek stade bi toj
ñëpp jóg woy Golbert ma jàpp confiance door sama match ba mu jeex. match non dañu dellusiwaat. du ma def match ba mu jeex ñuy dem Dakar dem Ziguinchor fu nekk. fu ñu ñëwee ci yow rek multiplex bu ñu ñëwee ma kii dellu ma yeewu suba yëkkati man sama directeur mi ngi ma dégg Papa Racine mi ngi dund de ma yeewu suba mu ne ma je te félicite. góorgóorlu ci lii c'est bien. Bachir est parti tu vas être le reporter de Saint-Louis booba Ablaye Diaw bii. reporter. noo ko tuddee Amarildo. xanaa dafa mënoon a football. trop macha allah waaye yaru dal tey il n'a pas changé booba Ablaye Diaw Papa Racine si daf ko indi mu joué à la Saint-Louisienne amee secrétariat mu daan tapé dactylo yi. ba mujj ñu am benn émission bu mag bu daan def tous les week-end en musique. mu éclore ci biir émission boobu ñu jëli Idrissa Seydou Dia parce que dégguñu anglais. muy def la partie américaine ñu jëli Doudou Diène mu ñëw di def la partie espagnole parce que ñoom ay professeurs lañu. ils ont pris goût à la rajo ñoom noonu mujj sax raw Doudou Diène moo mujj ñëw fii supplanté ñi fi nekkoon ñëpp amee journal 13h ak 20h et il y avait les Sidi El Hadji Niass Sidi El Hadji Ndiaye l'un de mes grands formateurs Ibrahima Dem. Il était là. Djibril Ba, il était là. Djibril Ba, il était là. Ahmed Tidiane Diop, il était là. Ensuite, côté télévision, Djadji Touré. Djadji Touré. Il était à la radio. bi ne woon Arabie Saoudite. waaw mais rajo la nekkoon booba. ñu jëlee ko fi yóbbu ko télévision. Ensuite mu defi diplomatie. Ça c'était les grandes voix, les belles plumes. diction bi. la ilaha illallah macha allah. te époque boobu kat boo présenté journal bi wala nga def reportage faute. boo yow suba ñu jox la demande d'explication ba Senghor wootee ni kooku bu mu waxte ci rajo. léegi de fodi lu mu gën a bare gars yi ne waaw. yaa ko wax. waaye seede nga ko. waaw dinaay dégg rek waaye ñoom la ma dàq jàng. waaye xëy na dañuy juum rek. waaw. bu ñu xoolee yaa ngi wax nga commencé def reportage ci jamono jooju xëy na ñi tout tànk yi du ñuy dégg rek ci jamono ku mel ne Alassane Ndiaye Alou. waaw man nag jamonoom fekkee naa. daf la influencé. 58 59 oui ma influencé bu graw ndax sama meilleur ami moom moo ko jox micro mu dugg ci reportage moo di Ablaye Niang ñu kaa wax Laye Niang boobu reportage yombul après Laye Niang y avait Tony Stephen y avait Gabriel Jacques Gomis y avait Ale Ndaw Pathé Dieye Fall ni salaamaaleykum Ahmed Tidiane Diop Bachir Kounta di salaamaaleykum Golbert Ablaye Diaw Balabas après Sathiom bi feeñ ca Kaolack lii moo taxoon multiplex bi neex. parce que ay ndaanaan la ñu woon Sathiom bi. waaw mais ñu nekk Saloum xam nañ ko bu baax. Saint-Louisien la Répari la dëkk cokkuñu ko ñoom maam Bokar fa. mais jamono jooju boo daan déglu rajo dafay mel ne da ngay seetaan télévision. waaw parce que dañ koy dund un reportage se préparer da nga kaa préparer comme booy préparer julli donc koy fonk ndax ñi lay déglu dañu bare. te bëggoo it sa moroomu reporter yi nga yées ci. et on s'aimait. bëggante seen biir. dañu bëggante. laa ñaan dafa toog gisee ba mu neexee rek dañu messieurs les reporters prenez vos dispositions toutes les voies sont ouvertes gérez-vous. rek Ablaye Diaw naaw. day naaw ba yàgg man fa ma nekk ca Ndar stade Victor ma am benn situation bu dangereux man que là je prends mu ne ma vas-y ma naaw. Les 11 petits Sénégalais que nous allons avoir tout à l'heure sous les yeux vont écrire devant vous, mesdames et messieurs, une page particulièrement glorieuse. jékki-jékki Balabas ni ma attention yaa ngi chez moi ñun Laye Niang dafa bàyyi studio bi noonu wàcc ci suuf te doo ci dégg erreur parce que on était respectueux, amoureux du travail, convaincus de la chose qu'il faut bien faire. On aimait le métier, c'était un sacerdoce. diplôme baax na. waaye expérience ak gën. ci loolu la ñuy seetaan benn élément boo xamee ne dañuy ànd ak yow découvrir ko. bismillah. liggéeykat la parce que mënoo liggéey à partir de 18 ans ba tey 70 ans yi tegal na chaque jour fajar ngay xëy dem liggéey donc loolu mooy ñaar yi ma gën a marqué si moom jullit la ci liggéeykat la. man dama xippi nekk lu ndaw ma gis ko mu def théâtre buggul njabootam sori ko ñun dañoo fippu pour génn ñëw liggéey Ndakaaru mais bu doon sagoom dañuy nekk foofu saa bu nu yeewoo nooy ne suba ba ngoon jot loolu xam naa ko si moom. dafay wax mu ni nit loo am te amuloo identité culturelle
amoo dara il entend par identité culturelle nga xam sa bopp xam yaay kan xam fi nga jóge xam li la war xam li la warul. gis naa muy joxe dépense ba tey ji si kër koo xam ni ñoom ñaar ñoo màggandoo kooku bu mu génnee àdduna ak léegi ëpp na ñaar fukki at ak juróom saa bu xëyee moo jox dépense waa kër googu. gis naa mu jóg guddi dem defar ay sëy gis naa mu jóg guddi dem defar diggante papa ak doom wala papa ak yaay bu yàqu. sama papa yóbbu na ma police ci demal liggéey du ma liggéey mu jëli kaaru police ñu takk ma ak ay mënoot yóbbu ma police ci di nga liggéey du ma liggéey mu ne ñaar rek moo mën a am jàng ba dee wala liggéey ba dee. kon dama bëgg mu am ma dëgg-dëgg nag kenn leen bàyyi ma ñibbi na parce que nag xel mi dem na ci jur gi. lu tax su may def reportage sportif du déglu. ñuy jéggalu ci élément boobu di ci jéggalu bu baax di jéggalu aussi sunu papa ji comme ni mu ko waxee ndax bu fekkee ne métier mi génne nañ ko teg ko fële waajur la ci ñun ñun nag amuñu gàcce amuñu kersa ci ne ko papa léeg-léeg ñu ne non métier mi ngeen di def donc boo amee sa invité nangam mais papa laa koy wax te mën naa ko argumenté témoignage bi ban commentaire nga ci def. C'est le fils de son père. moo la jooyloo. C'est mon fils. C'est mon fils. Pourquoi c'est mon fils. Vous ne l'avez pas écouté. bu baax a baax moo tax ñu tegal la ko. C'est mon fils. C'est ça que je voulais lui inculquer. À lui, à ses frères et à ses sœurs. Je n'ai plus rien à faire. lu tax. Le produit est là. Alhamdulillah. Mais nee na lu tax buy def reportage doo ko déglu. Je n'aime pas entendre ses erreurs. Parce que dama koy woo après. Et il a le même tempérament que moi. Il s'exprime en homme et en professionnel. Il est digne de ce qu'il fait. Et il est aussi amoureux que moi de la radio. Donc s'il commet des erreurs, d'autres pères comme Laye Diaw, comme Bachir Kounta, comme Majib Sen, comme Pati Dieye Fall, attireront son attention. Parce que je lui ai dit que Ndakaaru loo fa jaay mu lam. Mais sois digne, sois discret, sois simple. lu tax loo fa jaay mu lam ko. Parce que mooy dëkku dox daje ci Sénégal. kon bu ma la déggee mooy da nga koo yeb. waaw dama ko yeb bu garaaw dama ko formé bu mu wóor ma ni ñor na ma bund xatal ko pour mu dem ndax bu nekkoon sous mes ailes du feeñ mukk puisque moi j'ai fait ma vie seule. Je voulais qu'il aille faire sa vie et il a fait sa vie. tey bu ma la waxee ñaari date le 2 septembre 1996 le 27 septembre ba pare tegal la ci alif laam miim zalika yaa ko àggale. 2 septembre mooy vin d'honneur bi ma Ndar defal à la place Faidherbe mos ñu ko defal benn semaine jusqu'à la minute où je te parle xanaa gouverneur bu fa ñëw ñu affecté la te du vin d'honneur dañ la fay defal cérémonie de passation mais vin d'honneur ci place Faidherbe man rek lañ ko mos defal ci Ndar le 2 septembre 1996 bi ma fay yéegee mënuma wax lay ñaa moo wax à ma place jëm si yàlla ji mais génne naa benn phrase muy ban. J'ai dit à mes amis de la presse régionale ayez du courage et travaillez sérieusement. Dans 20 jours, je vais vous enterrer. Dans 20 jours, naa leen enterré. Les gens n'avaient rien compris. Parce que boobu rajo bi Fréquence Teranga juddu na. te waxoon naa ne bis boobu lay tàkk dans 20 jours mooy le 21 ou le 22. à 0 heure pile ma teg alif lam mim zalika. diggante boobu ma tegee alif lam mim zalika boobu ak tey jii ma toog di waxanteeg yow ci émission bii xaw ma sisti ñaata nit lay formé mais ñu jaar ci sama loxo bi ci kàttanu yàlla te di doon nag ay xale yu yaru yu bëgg liggéey yu bëgg rajo yu ma gëmoon fonk ma te doon ma déggal maa ngi ci 78. ñooñu ci mën a limal ñoo xam ne bu ñu leen déggee xam ne sa loxo lañ jaar te ñu xam leen. naa leen lim léegi mais ci diggante bi. avant ma retraité. yàlla dafa def nu affecté fa Mame Less Camara. doyen.
mu war fa def 15 jours stage pratique ñëw def ak man une semaine ni ma nañ seet directeur ñu bind lettre pour ma def fi au moins 1 mois CESTI lañ fa jàng baax na mais l'expérience du terrain bii laa bëgg yokk. Finalement, Mamles a fait 3 ans à la radio avec moi. Et avant que je quitte, Oumar Diouf Fall est venu avec Demba Ndiaye. bu nekkoon rajo Sénégal. waaw j'ai beaucoup appris de ces garçons parce que li ma amul woon ca formation boobu ma doon wax. ca ñooñu laa ko mu jële ji man sama expérience moo jox leen ka ma ñëw nag ci ñii nga ma laaj. samay doom la nu ñëpp Bougane Gueye Dany ak Pape Malel bi ñoo maase daan ànd. maam Ali ma jaxate moo ko ngàmb ci loxo ñëw jox ma ka xool li ko yàlla wërsëgal ndax dégg ak bëgg yemuma ko ci we te fu ma fekk defal ma teraanga ndax dafa naan sama sëriñ daara ñëw na. Aline Badara Fall fii ngeen nekk Marianne Senghor. Kalidou Dia Jean-Pierre Ngerga ko xaw ma nga Jurbel xaw ma nga fan. RTS y en a au moins 15 ou 20 que j'ai formé bàyyi ñu dem seen yoon parce que mënu ma leen téye aw ma xaalis rajo ba ca Ndar amul xaalis. donc su ma leen jàngalee xam dañoo am ambition dama leen bàyyi ñu dem daani seen doole. jàpp nga ne mën nañoo riisoo ku ne ci àdduna kon. képp koo xamee ni communication ngay def wala journalisme boo dajeeg ñoom. daa xamee ni tu es en face de véritable professionnel man Diagne maa la wax lii. gëstu dafa wane ne da nga mës a réer ci dexu Ndar. dëgg la am wax la rek. sama yaay nag moo ma ko wax sama yaay moom wax ni ma déclaré ni la nga lab. waaye yow mi lab xamoo ndax laboon nga am déet. man booba xale laa yow tam. xale nga woon. booba xale la ay 4 ans 5 ans 6 ans. loolu nu mu demee woon. xaw ma sama yaay rek moo ma nettali nii dama lab nu réer naa benn fan ñaari fan. xanaa du ci dex gi de xanaa. après nu labbi ma. lab bi mooy lan. génne ma. ñaari fan nga def ko ci dex gi. du ma nit ko ordinaire yàlla def lu ko neex loolu la. non xaaral ma laajaat mu gën a leer. li nga laajte ñaari fan. ma ni li nga laajte loolu la xaw ma ñaari fan xaw ma benn fan waaye am na moom. ci biir ndoxum maa la wax lii jañ ba ñu dem kër ga toog di préparer def ay sarax nu la bi ma indi mën a cooc. kéemtaanu maam yàlla la de su la jaaxalee laaj ko kii. kii kay bu ma ko gisoon am na leneen lu ma koy laaj lu ñu def lu seetaan benn élément boo xamee ne dana koy seetaan dellusiwaat ak yow ci sunu émission dañ kumpa. Aline Badara Diagne Golbert bu ngeen ma si laajee dinaa am lu ma si wax ndax jëkkër ju baax la ku yërëm ay njabootam ku yërëm ay soxnaam ku mën a jënd ku mën a toppatoo këram du la xiifal du la maral. ndax nekk na jëkkër ju baax bu am yërmande bu bëgg ndeyam bëgg baayam bëgg njabootam bëgg ma teg ma fu mu tegul kenn. bañ nañ ko ba marché bii ku fay jaay jën bu baax moom ngay woo moom moo koy jënd moo koy indi amul dara mu la desal. bi ma nekkee ak moom nag boobaak léegi am na 40 ans maa njëkk si kër gi gannaaw yaayu te doomam yi njëkk yi kuutaay moom man maa si topp si kuutaay waaye daal Golbert lu mu mën a wax si moom ci kàttanu yàlla rek laay waxee xam naa daal jëkkër ju baax la ju am yërmande ju bëgg njabootam bëgg ay waajuram bëgg ay dëkkaaleem. li ma gën a marqué si moom mooy man kafam ay reetaanam waaw ak gaaw jooyam si am yërmande soo waxee sax mu bënn na ngooñam di jooy yenn saa yi su ma bëggee lu ma neex dama koy tagge. yërmande gi mu dawal sama digganteeg moom ak sama njaboot yërmande gu mu dawal sama digganteeg moom ak samay mbokk yërmande gu mu dawal sama digganteeg moom ak njabootu kuutaay yi nga xam ne maa leen yar depuis seen yaay génn àddina xale yi seen yaay bi ñuy gaañu boobu malal moo nekk xal bu tuuti bébé dooro moo si moom la fekkanteel muy jàng toog kii nekk bébé boobu ba léegi maa leen yor ba seen yaay génn àddina ba nëgëni si. li ma teseeg moom si ñaan mooy ñaanal ko mu wér gudd fan ak diine may yàlla may ko diine mag lislaam bi mu nekkee mu continué ko sa may ko gudd fan gu ànd ak wér. tey gis nga ñi di ñu la jege kenn ki xaar nañ ko diir bu yàgg ñu ne ñu dafa nekk Mauritanie jot ko jafe mais ci biir wax ji dañuy dégg ñu ne yaayi dooro wuutu kiiraay lu mu def ci yow. ku xees kii
mooy wuli mata ñu kaa wax yaay booy jàlloo yaayu Doro moo doon sama jabar mi tudd Marietou Silla dafa teel génne àddina bàyyi ay ñirim yu tuuti kii xees kooku moo leen uuf parce que boobu Manel Pape Manel bii mi ngi war a am peut-être 9 mois mu boole leen yar du ma sore ci moom parce que jigéen bu fekkee ni sëy ngeen am juróom-ñaari bant def 40 ans dans la vie d'un homme c'est extrêmement important barewul ñuy denc ci jigéen 40 ans ci biir 40 ans yi nga def 22 ans yoo xamee ni polygamie la maa la wax li man Diagne 22 ans de polygamie déet waay te coow du jib ah lu tax coow du jib dañu baax ñoom dañuy sëy dans de si la bu mettee ba ñu war a dégg maag ñoom ñoo koy réglé ci biir néeg bi bu ñu génnee ñu normal bu seytaane baree doole dans de si bi li ci dëng mën na génn ci biti ba nit ñi gis ko waaye bu ñu duggee ci biir kër gi xam naa fu maa jaar bu juboo ak ñoom 40 ans mais c'est extrêmement important donc 22 ans de polygamie. loolu kii ne ku la tudd théâtre lu la ci dugal. école mooy lan. ba may jàng école Brière école buy tëj dañuy def fête de fin d'année. comme ni ñu koy defee léegi. ñoom monsieur Sadi ak ñoom monsieur Diallo ñoom monsieur Camara di ñu def loo théâtre ca la ma virus bi duggee rek ma maa ngi dem ak moom ba léegi nii. ñëw ci rajo Saint-Louis nag fekk fa benn jigéen bu ñuy wax jëm si yàlla Khady Fall Sophie mu daan def le théâtre à la rajo ñu bokk ca ba mu gaañu ñu jël relais bi man ak ñoom Daouda Gisee ak Marie Madeleine yóbbu ko ba moo indi ñoom Bara Yogo ak yi yëpp loolu moom du ci théâtre. du ma ko bàyyi c'est un virus. muy boobu bu ñu tuddee théâtre dañu xel day dem ci lu mel ne Daaray Kocc wala Bara Yogo muy troupe boo xam ne marqué na li ñuy wax am na empreinte ci fii. Bara Yogo googu ngeen taxawaloon ñu ci rendre hommage ku mel ne Pape Ibrahima Sy di réalisateur. oui. nu ngeen ko taxawalee woon. bi ñu doon def théâtre à la rajo di teg pièces yi ci rajo bi dañ dem ba mujj je crois que c'est Marie Madeleine ou Daouda qui a dit il faut aller jouer les pièces dans les villages de la région. donc ñuy programmer village yi dafa dem di jouer théâtre ba benn tournée économique bu Abdou Diouf Babacar Dia était directeur de la télévision ma abordé ko wax ko affaire bi ñu ko mais ba ñun noo ngi théâtre rek ci kii bi xanaa doo nga ñëw nga jël ñu def théâtre à la télévision. boobu mosu leen génn télé. mosu ñu woon génn télé munoo ba damay def loolu damay def TGP ak yow. ah waaw. comme nii moo ko defee ak yow nii tey nii ñu def TGP ça mu dal quelque temps après mu relancé ko ci affaire bi mu ngi wax Amadou Makhtar Bey dafa nekkoon en mission à Saint-Louis. waaw mu ni ko demal nga enregistré troupe bii ma Golbert di bëgg réer ñu enregistré benn pièce bu ñuy wax nay. malheureusement les gens xamuñu nay benn yoon liggéey rek yàqu après ñu bind nag scénario yi et c'est Pape Sy qui est venu se marier avec le groupe qui a presque tout tourné et qui le faisait avec beaucoup de générosité et de cœur. ñu koy rendre hommage. macha allah li ñu doon def nag presque moom li ñu doon def moom la Daaray Kocc doon def mooy théâtre bu wuyu tur wa dëgg. bu wuyu tur bi nekkunu fa di jéem jaay xam-xam waaye di wax nit ñi lu leen di mën a reeloo di ci boole yeddaange ak yeete sans en avoir l'air mu doon loo xamee ni du sàppe donc boo ko joué dafa mel ne tey jii dafa dëpp ak. mais noo dundee succès boobu nga xamee ne jamono jooju. moom mën naa ne tey li gone yi wax buzz bu doon ci jamono ji ma ne. buzz la waaw neexoon na trop lu nekk am na ci. lu nekk am na ci. lu mel na. sol naa basin bu mel na sa yére bii bes taq dem taxaw ci taatu kër vieux Mor Soran defe naa maag Daouda Gisee àndoon ñu war dem di jëndi ay fruits kër vieux Kajali Cissé benn femme jógee ci booru géej ga boobu ngot bee tuuru mooy jën wu mag woo mu mag bi ma nga amee dàmb bi taalib banque yéen moom mi ngi amee benn ngot téye ka dikki ba nii rek dikki ni ma kii du Golbert le temps que may gis mu ni ma ko teel ci sama digg naaw basin bi yëpp yàqu nit ñëpp mer mais kii dafa dof kii kër rek femme bi song ma yaa ko tey
li nga nekk ak Mame Seye daañ ko faj daa xam ni fii petit pata j'ai compris que kii une réaction ci li ma joué la su ma meree duma artiste ma xëcc ko mu ñëw man ko baal naa la bàyyi naa Mame Seye dootuma ko def dara nit ñëpp xaaxataay ma dugg taxi dem ñibbi ak sa kii yu jën yaa ngi. waa dem sama jabar fóot commandé naa benn émetteur rajo bi mu ñëw fii ci aéroport nit ñi rang ma ñëw dugg ci rang bi baag ci bi ci kii bi taxaw pour fay sama dédouanement femme bi nekk ci biir ni ma sigi ni ma jàkkari ni ma enfin te voilà quoi mun ma daa xam ne wallaay jigéen ñëpp a solidaire ma ne que ça veut dire quoi mu ne ma looy wut ma jox ko kayit mu xool mu ne ma tu payes 2 millions nii ma ne ko mais madame mu ne ma y a pas de madame ou tu payes ou tu dégages ma ne ko waaye son teg ma bañ def ni jàppale ma rek ndar laa jóge mu ma amul loolu may lewaay ba yàgg rek mu ne teqat rek man ko yow looy rek mu ne ma sëli soo bëggee ma jàppale ci ni nga fitnaale Mame Seye ci théâtre bi da ngay dellu ba ca buntu ba nga raam maa ngi sol benn costume italien noir d'ébène cassé avec une chemise rouge j'étais bien habillé ma jël yëpp teg ci booru comptoir bi dem ba ca buntu ba fa ma wax rek su ko rek commencé raam nit ñi di ree ci biir aéroport bi rek femme bi ti yun bi wëri daw dikk rek monsieur Diagne ma jógal ma jóg mun ma monsieur Diagne yaa woyof man damay fo rek viens ma ñëw mu ni ma damay signé fii demal ci kee mooy sam patron nga wax ko ne que maa leen boole je devais payer je crois que 900 000 finalement ils m'ont arrangé oui j'ai payé je crois 450 000 francs et j'ai pris l'émetteur de la radio et je suis parti. nga sonal soxna soosu ñuy wax Mame Seye. waaw une grande dame. ñu xoostaan extrait bi dëkkaat. yaa nga cosaanoo cuur mën a walis. fuy mën a walis sedd na. xam nga mën a walis. déedéet. fa nga cosaanoo ca àllam nasara. moo takkee waxoon foofu de. fu ma la takkee. ci roq jinne gii. roq. jinne. roq. jinne. maa ngi ko wax feeñ. maa ngi soog a xam nag lu tax yaa xam lu ne yaay gis lu ne yaay wax lu ne yaa di surtout rëkkal mbaa ma rëkk. astafurlah ay nijaay. rëkkal mbaa ma rëkk surtout jinne ju màgg jinne kon ci roq jinne daan dogale doomu ndar yi ku fi cosaanoo xam nga ko moo di surtout ku la wat. ku la wat moo di ay nijaay lu ëpp tuuti nag di. Mame Seye rëkkal mbaa ma rëkk. su ma rëkkee dina dal su ma rëkkul dina dal xam nga ni kooku moo di surtout ku ma wat. seen sopp min bëgg tedd billahi may kor jéggi maa leen tere siiw billahi ma kontaan tey daal mi ngi mel na Maolana Tabarak dafa ubbi àjjana la mu fa def mu gën a rafet pour bëggal doomu aadama yi ñu jëmmal ko mu dajeek man ci tëri bii ci tam waa lu tax lii kat moo dàq mburaake mënu lem alaaji comme tollu nga noonu si ñun kaay may la sama xarit bi na fi soo bëggee sax ma takk léegi sëy bi gis nga ma nag fi nga maa gis caaxaan aw ma ci dara ful la rek a fi ne te itam yow bëgg nga ma. inspecteur wallaay Badio. ndeysaan ku baax la yàlla na leen yàlla sàmm te may leen gudd fan. wuute nañu nag ak car ku Congo ba de maam Paate maam Paate du soppi ko moom daal moo di xaju kër gi rek. maam Paate de yàlla ñu ko séddee jaañ xanaa ñuy ñaan rek. ñaanal aja maam Paate boo indi woon kaaba ga ca Màkka du tax mu soppi ko. ana ñu sabablu rek yàlla baax na yàlla waxul kenn dara. boo ci jubloo di ko ñaanal bañ ngéem ko soppi. xam naa yaakaar ni boo wutul mu soppi la de ba nga mel na loolu ñoom ñuy jëfandikoo seen yooyu ñuy wàññi. car ku Congo la. Commentaire. Je vous félicite. Je vous félicite sincèrement. Parce que je me rends compte que vous avez fait beaucoup de recherches dans le cadre de la réalisation de la production. ku gëmul li ngay def bëgguloo ci am waaw góor bu ñëpp di bokk fitne bi du la ci fekk œuvre bi am na solo maa ngi la ci félicité yooyu yëpp ñoo ko joué gis nga kii taxaw naan ma bëggee ma taxi bi elle s'appelle Rama Boy nekk fii ci kër gi mais ci produit yi ma formé ARFS de Saint-Louis bokk oui loolu umpoon nañu loolu umpoon nañu maa ko formé alhamdulilah rabbil alamin da ngeen a bàyyi théâtre déedéet laaxira duñ ko bàyyi mu ci àddina lu xew kañ xam nga ba troupe bu baax bu mag nga jékki-jékki rek
Mansour Seck wàcc liggéey nga jékki-jékki Mame Seye wàcc liggéey nga jékki-jékki Thiam Dollar wàcc liggéey nga toog Serigne Fall wàcc liggéey il faut savoir s'arrêter ñu taxaw mooy premier élément bi. Deuxième élément bi moo dañu doon liggéey ak RTS nii yëpp on le faisait parce que ñun ay pur produit de la RTS la ñu. Golbert Marie Madeleine Daouda Guissé Serigne Fall Mansour Seck Mame Seye ñëpp RTS donc dañ ko doon def par amour du théâtre par amour de la radio et pour notre ville aussi parce qu'il y avait un défi à relever quelque part mais boo demee ba xale yi topp sa gannaaw yëpp li ngay liggéey amatul retombé bu tax xale yi war ci mën a tedd te tous les jours nu ñëw répétition dafay métti noonu nañ taxaw réorienté recentré seet nañ koy defee ñaari éléments yi li ñu téye woon. bu ma la déggee mooy kon am na ci lu ngeen ne di ko liggéey. am na ñett ñu pare fi ma toog di waxante ñett ñu pare bu génnee tas dëkk bi. maa la wax li man Golbert Diagne du ma waxantu. ñett pare na naa la jox benn titre ci sama denc nga. Badou Joli Cœur. Badou Joli Cœur. kooku yaakaar naa ne directeur ak service commercial ñu ngi lay dégg. daal na fexe jege la ñooy seet qu'ils viennent me courtiser. parce que d'autres télévisions ont commencé à me courtiser dama daa ko rogul ak ñoom. Ils n'ont qu'à jouer le jeu américain qu'ils y mettent le prix. kon yow rôle bu ñu la jox nga joué. man acteur là j'ai pas de choix. loo bind ci scénario bi nii la bëgg nga joué ma ko ma joué la ko sans autre forme de procès te ni nga ko bindee laa koy joué. aw ma complexe dara ci théâtre. j'accepte tout. kon ñu ànd ak Youssou ak kii di Cheikh Sadibou. bëggoon naa waxtaan ak yéen ñaar xam ngeen ne dëkk bi sedd na lool tey on peut wane sama rivalisme yi ba tax na bëggoon na ku ci moomeeti suba mu tàngal na sama satala gi waaw fal noo leen ko nag dégg ngeen de. Néné comme est une grande actrice tout comme Marie Madeleine Mame Seye c'est des femmes de valeur et te fii enseignement bi xam nga lu mu doon pexe jigéen lañ doon wone pexe ma it feeñ na de mi ngi nii jigéen day xelu
te bu ko wóolu nag ah ñun ñii ñëpp jigéen ñëpp xel. bu ko wóolu nga wax de. waaw bu leen wóolu soppal rek te bul wóolu. mukk ah Kocc Barma jàngalu la ko wala jàng ko ci Kocc Barma pexe jigéen xajul ci góor ah moom lañu jàngale fii. Kumba Ndar. Samba Ndar. lu tax. moom laa gëm. Kumba Ndar. Samba Ndar. ñu seetaan élément bi. gis naa mu jël xaalisam jëndal càngaay boo xam ni jëndal càngaay néew boo xam ni bokkul ak kooku ndey bokkul ak kooku baay xamu ko sax mu jëndal ko càngaay def la ca war ba ñu denc ko mu ñëwaat toog ni patt kenn déggu xam nga moom foog naa ni Sénégal bu ñu dee 14 millions de Sénégalais mën naa wax ni moom kese laa gis ku am bàmmeel tabax ko bind si ici repose El Hadj Alioune Badara Diagne Golbert né le tak 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 décédé le 2 points saa bu yeewoo dem wàcce fa kaamil jàng alxuraan bale ko dem ñibbi weer wu dee wu ne mu jënd càngaayam teg su dee weer ba demee ba deewaat deewut mu jël càngaay la saraxe ko jënd beneen teg. commentaire. dama koy ñaanal yàlla ak ay frères sant yàlla. sant yàlla yàlla na yàlla guddal fanam ak frère am ki sœuram à l'écouter et à le voir daañu xam ne kii c'est un produit Golbert. mais lu tax boo gisee image yi rek sa xol tooy lu tax. dama ko tuddee sama papa et puis mise ci moom ak frère am bu ñuy wax Doro est en Chine moom il est au Sénégal et à Dakar. dama ko tuddee sama papa. c'était mon ami mon père était mon ami foo ko gis bu paree liggéey ci Ndar maa ngi moom ñooy ànd sama papa. kon papa jooju moo waral ngay booy wax sa xol di tooy ci moom. waaw damay am souvenance ci suma papa mais aussi taxawaayam moom taxawaayam ak nekkinam par rapport au père que je suis. mu am lu mu wax muy sa diggante ak këru dëgg ga ndax da nga dégg ne kulli nafsin zaa'iqatul mawt moo tax. waaw daf ma wér ni damay dee. mais damay yàlla yéex. fi ma toll nii dama alhamdulilah dugg naa 76 ans alhamdulilah mii nag su ma deful naa xuma kañ war naa xam ni lu ma yàlla mayoon daf ma kaabal lu ma joxoon rek mayu ma ko daf ma kaabal dama daan yow daw ay 6 kilomètres 8 kilomètres mënatuma ko mii dama daan lekk ceebu jën ba nit ñi tiit mënatuma ko soo ma mosaan ni naam dramé kooku li ko rek dóor naa la yëpp mënatuma ko. te de kon xanaa ñooñu bind nañ certificat médical ba sonn ndax. waaw Ndar nag xam nga dañuy yiw boo leen dóoree dañoo fayu mu jeex et la vie continue dama gëm ni dafay ñëw moo tax ma dem defar bàmmeel bi di jënd càngaay di ko teg sama biir nekk bu dee 30 jotee le premier ou le 2 ma seet ku génn àddina ma dem joxe ko jënd beneen teg fa toj seen xol ci ñoom ci loolu am aussi yeneen nit yoo xamee ni dañ ma jege loolu ma toj seen xol ci loolu. ci loolu mel na jàngale la kon. waaye bu leen koy jàngal pour ñu xam ka ni may def sama bàmmeelu yaay jeeg sama bàmmeelu paaka bàmmeelu sama jabar jeeg sama doom ya fa nekk moo tax ma cee toj seen xol pour bu ma fi jógee ñu mën ma defal loolu mais dama leen koy yombalal parce que jamono neexul moo tax ma tabax ba maa dàq bàmmeel ca marmiya gis nga nit ñi ni ñuy xëccoo rafet kër noonu lay xëccoo rafet bàmmeel ca marmiya at mu nekk ma defal mais li ñu gis li ñu jaaxal mooy ici repose Golbert Alioune Badara Diagne Golbert. Priez pour lui yokk naa ci leneen loo musul gis ci benn bàmmeel muy lan et pour les autres. Priez pour lui et pour les autres. ñu toog jamono ji yàggul dara ñu gis la ci palais bi bien habillé macha allah ñu takkal la raaya di njiitu réew mi président Macky Sall keroog loo yëpp. yëg naa lu bare bare nous sommes 15 millions de Sénégalais Ismaïla man dàqu ma fi jàng mënu ma sax jàng rafetuma aw ma alal aw ma dara mais républicain la je respecte mon pays je respecte les institutions de mon pays yéene naa ñëpp jàmm
Abdou Diouf moom maa dem ba ci moom ni ko lu tax doo décorer journaliste yi mun ma bind liste bi Abdoulaye Diaw génne na photo bi barki démb maa bind si biti ka ci loxo Abdou Diouf mu jox ñun ñëpp commandeur ñun ñëpp laa la wax mu yóbbu ñu pare jox ñu commandeur. parce que liggéeyal ngeen ko réew mi. liggéeyal nañ ko réew mi Abdoulaye Wade di ñëw defal ma ci 2 décorations de suite bi Macky di agsi mu des li gën a jafe Grand Croix de l'Ordre. ah moom lañ la lonkal. mooy bandeau bi ma koy takkal j'ai fait beaucoup d'efforts bi ma Macky Sall nuyoo parce que bëgg ma woon yàq cérémonie bi sama xol dafa gaaw tooy pour un rien dama fa doon jooy moo tax waxuma ak moom sax dama ko fóon rek dem mais sagal na ma sigil na ma sagal na ñun ñëpp it. j'ai dit que c'est pour la presse interview bi ma defee RFS la dama ne c'est pour la presse pour ma ville et pour mon pays ba pare nag moom ma gërëm ko parce que bien qu'étant chef d'État bu dawoon léegi nekk ci benn manifestation bu gëstoo seen ma day wàññi ko ñëw nuyu ma barke alxuraanu karim. sunu mbokk yi doon seetaan jërë ngeen jëf ñoo ngi leen jox ndox daje seen beneen numéro jërë ngeen jëf. léeg-léeg gaj mbamba ma xuree jëbërëm faat maag dawraas mu yendooy man dama ni Golbert ku baax la ndax ku baax la mooy lépp loo xam ne rafet na baax na pour moom si njabootam la baax loolu moom lu ma ko mën seetlu ku am yërmande la. nit ku baax am na xët nañ mais nit ku baax la xool bu baax a baax la relation sincère mooy moom. tout ce qui brille daal n'est pas de l'or. keroog bi yaayam génnee àdduna am na lu ma fàttaliku keroog wax na fa wax joo xam ne fu ma ko waxee rek wala nga waddi te bu ma reporté stade su ma dugg see su ma nekk Golbert reportage am yàqu na. tey bu Moussana ñëw stade nee na pour nga reporter problème la papa dama la naam jaañ bu ma la naam jaañ loo may tontu. non sant Diop. naam Diop. umpale wuñ ne kiy wax communicateur la. du ma ne rajo dama ne kiy wax communicateur la. lu la boole ak rajo. rajo bëgg-bëgg ak gëm-gëm damay jàngee lycée technique en 1962 63 école bi en 63 def naa fa 62 63 école bi mu tombé ak weeru koor ñu dog teg ndogu li ceebu jën penn mbay sama papa teg benn poste grinding ñu toog ñu ñëpp di lekk rajo Sénégal bii la woon à l'époque nu ni voici l'éditorial de Lamine Diakhaté doyen. waaw fekk tibb naa ba téye ceeb bi ma concentré ci Lamine Diakhaté di wax mu doon def benn appel à la solidarité pour benn xale bu ñu waroon faj bu dëkk région de Thiès mais jooy ci ni mu présenté ci lem bi ak le français ba dama jóg sama ndogu fa la yam bi ma yeewoo le lendemain et loo ma jàngi ma dem rajo Saint-Louis taxaw ci miiru stade Abdoulaye Diagne joxoo rajo bi tous les matins que j'ai fait su ma yeewoo foofu lay dem ba directeur u lycée technique André Pellerin tubaab la monsieur Marronnier puisque j'étais assez brillant dem wax ko sama papa ni que depuis 3 jours il vient pas à l'école sama papa ni ma su ne nga yeewu dem fee di kii waxal fooy nekk ma bañ ñu dañ maa dóor Ismaël amul lu ñu ma defal pour ma dellu ci école ba jàngi ma bañ rek sama benn magu papa tubaab Diagne moo ni sama papa kii bu leen karee laaj leen ko lu mu bëgg ñu woo ma laaj ma lu man dama bëgg dem liggéey ci rajo bi ñu dóor def lu nekk pour ma dellu école ma bañ sama magu papa boobu dem wax ka Senghor président waaw ndax moom secrétaire général adjoint la woon ci BDS Senghor ni ko naa ko toppatoo finalement dafa téléphoné ba benn bis ñu fekk ma ca kër ga di muur fekk maa ngi sa mur ba taxaw jàkkaarloog rajo ba nu jàpp ma yóbbu ma fa yàlla def ba nu may dugal ci rajo bi ka nekkoon directeur technique ba mi ngi tudd Doudou Diagne Kos c'était un fils d'un frère à mon père il était l'un des premiers ingénieurs de la Sorafom jóge France ñëw Ndar ñu affecté ko fa muy defar rajo bi ñu tombé ca mu jël ma dugal ma def ma apprenti technicien le 3 mars 1963 maa daan xëy 5 heures du matin dox jóge suñu kër ñëw
maay bale rajo bi maa kaa fobeere. yow waaw maay bale maay fobeere toog nekk sama chef de car mu ñëw sama chef de car Omar Faar la woon jëm si yàlla ji après ñu jox ma Sanu Diallo jëm si yàlla ji ñooñu ñoo ma jàngal d'abord sonorisation li ma di ki jàngal après ñu jàngal ma prise de son après ñu jàngal ma tenue d'antenne après ñu jàngal ma Marianne Sy ni leen kii il n'est pas fait pour la technique Marianne Sy yóbbu ma bureau des programmes deuxième studio bi dafa màggatoon am ay pënd falaa dem toog rek ba ma mosaan dégg animateurs yi nekk Dakar ni ñuy animé damay dem ci pënd bi foofu ma toog di animé ci jaww ji noonu dans le vide. di animé kan sam bopp ak jinne yi bu ma soxlaa woo ma daw ñëw suñ ma bàyyee ma dellu foofu ba Marianne ni ma kaay ma jàngal animation di ma initier ci animation di ma initier ba mujj mu dugal ma ci brigade d'antenne yi ku nekk sama chef de car bu ma ñëwee dañ may bàyyi parce que booba rajo bi bariwul woon ay animateur Kader Diop moo fa nekkoon comme journaliste Hélène Arlé comme speakerine Bachir Kounté bii journal parlé ak Ibrahima Diop le directeur mais il était journaliste speaker aussi ñu encadré ma nag dugal ma dans l'animation chemin faisant l'appétit venant à manger dem naa ba nekk animateur. bi animé mais bokkut ak kon façon animation bii ñu gis maanaam teg musique maa ngi may diw dédicace. loolu du animation kooku bëggal say mbokk ak say entourage la wala bëgg siiw animation à thème lay nekk bés bu nekk boo ñëwee da nga indi benn thème ni tey ci lii laay waxtaan ubbi nag pour may nit ñi ñu wax ndax la ngay indi defee ni yaa ko maîtriser ba yow rek yaa ko war a wax soo ko defee amoo xam-xam te doo animateur. da nga kaa annoncé introduire ko bàyyi nit ñi parce que ganaar gerees gi nekk ci moom ba ci buntu kër gi bu gësee génne. sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu tey mbégte dellu siwaat seen biir émission dañ kumpa ni ñu koy waxee am nañu gan gu spécial ci jaar-jaaram ci li mu doon ki mu doon ak li mu représenté ci àdduna wërngal képp àdduna di ko bégee goxam di ko tiitaroo waaye it lii di Sénégal di ko sagoo di El Hadji Golbert Diagne ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu am mbégte tey dalal la ci sunu émission mu di dañ kumpa. fii la ëppee. mbégte moo ci am nag mu ko raw am nañ ko ñun tey. yàlla na yàlla defal yiw. amiin te ñu bokk ko. macha allah. kenn werantewul ne ku la laaj noo tudd da nga ko wax ne El Hadji Golbert Diagne waaye man jàpp naa ne loola doyuma ngir xam yow yaay kan. ku la laajoon yaay kan loo koy tontu. maay El Hadji Alioune Badara Diagne ñu may woowee Golbert. doomi jëm si yàlla ajaratu Farilo Ben Ndoy ak Malal Diagne suma baay sët ci Fatou Kébé Fall ci Ablaye Sadag ci famille moo di fa Balla Alassane ak Paate ci sama wàllu baay doon doomu Ndar ñu may woowee nag Golbert. kon bu ma la déggee ku xam sa bopp nga da nga mel ne yaa ngi tagg sa bopp. waaw ku xamul sa bopp da ngay réer. te koo gis dafa ni moo la gën nit boo bëggee am fulla da ngay xam foo soqi ko. xam ñana lu jur xam ñooy ñana leen meññ mooy tax dangaa fonk sa bopp ba doo nangu tuuti ci kanamu kenn. gannaaw rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ku ne Ndar ni maam moo la yar am dangaa xippee ci sa kanamu ñaari waajur. waaw sama ñaari waajur xippee naa seen kanam mais sama maam moo ma yar sama maam Fatou Kébé Fall moom moo ma yar ak sama benn wujju yaay bu ñuy wax ci bu Jaañ Géey dëkk Géttu Ndar ak sama benn mbokk boo xamee ni daf ma daan jële ci sama maam di ma yar di ma tette may màgg mu di Absa Gaye ak Ahmed Gaye jëm si yàlla ji waaw ci kër Pauline Diack milieu boobu daal fa laa meññee mais yar bi dëgg sama maam Fatou Kébé Fall. booba ana yaay ak baay. ñoo ngi ca kër ga ndax sama yaay moo doon présidente des cuisinières de Saint-Louis à l'époque coloniale bu yeewoo def li mu war a def ci kër gi yëpp bàyyi xëy na samay sœur di ko àggale moom day dem liggéeyi. mais laata muy liggéey sa maam dana ñëw jël mu yóbbu sama papa it nekk ci liggéeyam donc papa ak yaay ñoo ngi fi waaye maam moo ma uuf. loo fàttali ko sax ngone ku léej ku timide wala gone gu maamum gëmee wutoon
wala boog ndax say waajur seen loxo jotoon na seen gannaaw. samay waajur alhamdulilah rabbil aalamiina sama yaay présidente la woon ci cuisinière yi nekk Ndar daan am salaire bu baax à l'époque coloniale di liggéey tool bi ñu koy fay. sama papa di politicien di commerçant di itam éleveur ñàkk jëluñu rek la xam. ci question bi nga jëkk dugg maam mooma yar ma doon nag ku mu yàq ma wuyu tur bi Alioune bras armé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam foo déggee xeex ci loolu rek man la kon sax ndaw léegi mën a xeex amul lu ma deful ci Ndar foo déggee atelier rek may xeex yaa daan gañe am dañu daan gañe daañ léegi ñu dóor ma léegi ma dóore xeex noonu la di tey yow ëllëg sa morom waaye li ci ëpp maa daan dóore nag waaw maa daan dóore xeex rek waaw xeex rek xam nga ku juddoo loolu mon fils nu yaree la génn Ndar nga màggi te ñi génn foo jar ric te da ngay nekk Tarzan ngay doon mi ñuy dégg ci film bi waaw man bi ma jógee génn Ndar nu réelu ma te ñi génn ma ñëw fekk samay frère foofu lañu ma daan woowee Tarzan tool bu am fu ko koy nekk dinaa ko yëg sàcc ka ku ji sa suraab dinaa ko lekk sàcc ka jaayi ka yàq rek laa fa nekk loolu ci daan fekk dara leen jàpp ma dóor ba mu bëgg dee yóbbu ma sama papa mu dóor ba mu bëgg dee waaye bu ma génnee demaat il faut que jeunesse se fasse loolu la ku tudd Ndar ne daara ndax jaar nga ci daara yow waaw jaar naa ci ndax bi ma amee juróom benn at loolu mu jox sëriñ Baye Mbay cokkoñu kaso ba kooku moo ma dalal baax bi ma demee ba tollu wàllu ameyato yooyu sama nijaay sama grand frère yaay inspecteur principal des postes moo nekkoon Mauritanie à Nouakchott dikki seet ma fa yóbbu ma Atar fa laa jànge alxuraan bi ma dellu seen nu jox ma Ousseynou Sarr ca Zawiye ba moo ma wàcce jox ma sëñ Amet Diop ca Looda ma tëri ak kër sëñ Mamour Ndiaye am nag maam joo xam ne xaafisul xuraan la fi may waxee nii doomam mooy imaamu ratib bu dëkk ba moo di Alaaji Umar Diallo jëm si yàlla ji waaw doonoon maam ak xarit ci man kon réccu ma ca dara di meññeefu ku mel ne Youssou Diallo bu ma waaw Youssou Diallo kooku ma la wax moo ko jur waaw parce que Youssou ndongo dara la itam waa Ndakaar yi dañ koy seen nii mu dem rek waaye méfie-toi de l'eau qui dort loo dund ci daara ji loo fàttewul am na ci nag loo xamee ni moom daf ma marqué ci daara ji bi ma jógee Atar ba dellu si Ndar ren ma jox Ousseynou Sarr ca Zawiye ba may tari gag mu gàgganti ma ñaari yoon ma gàggati moom infirme la woon mu yóotoo moomu ñëw rek mu kepp ma ci diggante ñaari tànk yi kaata bi saf na benn Modou sax boo xam ne mosuma gis loolu ci àddina ma bëgg dee xamul may def ma làmbaatu nii rek ba taj benn aliou rek nit ko tëll ci bopp rek mu xam fa la turu Golbert bi jóge Golbert Diagne gi ñu lay wooye waaw foofu la jóge fa la toppee waaw fa la ma toppee parce que sama papa dañ ko daan wooyee Golbert mais biñ ko ximalee ni ko lu la daal ku ne def nii mu ne Golbert mu dóor aliou bi foofu la ma Golbert bi toppee mu mujj def kersa xam naa sa digg ak moom ndax xaañ sa sëriñ nag waaye moom comprendre na ma parce que pédagogue la pédagogue ba ci nangu ndongo bu xaañub sëriñam waaw bu ma dellu see dana ma ñàdd am na ñoo xam dafa naan jàppale di ngeen ñàdd ka bu mu dóoree ba mu bëgg def beneen ne dootuma ko def te kooku jikko xale la sonnoon naa rek kon daal bu ma la déggee ci wàllu alxuraan moom ku ci géeju nga am na lu la ci yàlla waaw am naa ci lu ma ci xam naa ci jàmm sama borom macha allah maa ngi sant sama borom te am naa ci ay jikko yoo xamee ni à 75 ans xam naa ni loolu moom accompagné ndax alxuraan bi téye na ma ba du ma jëw baqara ba naas waaw du ma jëw du ma lekk riba xaw ma kañaan du ma naafiq foo ma fekk mooy sama mandarga ba tax Ndar ñëpp fonk ma inna allaha ma sadiqina lay demee fu ma dëgg fekk ak ku mu mënti doon danaa la ko wax ci lu tegginu pour defar boo ma tooñee it làqu ji naa ca alxuraan inna allaha ma sabirina waaye yàlla rek tax ndax du ma muñ pour nit damay muñ pour kàddu googu ma la wax yàlla moo tax may muñ dégg googu ban saar ngay ne ci biir ba mu yàgg nga gis kenn ak sun borom xul wa allahu ahad
parce que moom képp la. lam yëlit wala mu la doon jokkulu ko léemalewu ma kaak lenn tout ce régime par ça. nga nekk koo xam ne dund nga boobu yar est-ce que nàmpatal nga ko sa njaboot mooy la nga dund ci yar. bu la yàlla mayee ba nga dox dajeeg ñoom làmb leen mala la ngi fi sorewul. làmb nga wax de. waaw làmb leen boo dajeeg mal rek làmb ka. wolof dana ko làmb daj. làmb ka rek làmb leen. loo bëgg a wax foofu. waxuma samay doom. doomu ndar boo dajal ci loolu. boo ci bëggee xam dara rek toogal ak moom. mais ndar du Sénégal nag. mooy ndeyu Sénégal. ndax fa nga dëkk. déedéet. ndax mooy li dëggu. Alaaji Malick ba mu jógee gaa yi fa la ñëw. bindal. benn. sëñ Touba ba mu songee xeex ak ñi nga xamee ni fitnaaloo nañ ko bëgg yàq la mu doon dox ngir Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndar la ñëw fa lañ ko terale ba léegi ñaari ak yaa ngi taxaw. Cheikh na Sadibou Habib. xayartu surtout yonent bi direct ba mu jógee fa mu cosaanoo ñëw ci biir Sénégal tant ba mu di stade Joseph Gaye bii nuy basket bi fii mu toog nii ñoom Limaamu Laay mboolem këru diine yi fi ne kenn ku ci nekk am nga dara ci biir dëkk ba ci sëñ Babacar Sy boo génnee suñu kër rue de France jaar di ñëw rue André Le Bon première porte deuxième porte ca étage ba mooy kër sëñ Babacar fa la daan sëpp ak manteau ba sëriñ Diak nekk ci suuf amee ñu ko doon couvrir ñu def nii di way taala albadru alayna mu sëpp ci kaw duñu sànni ay biscuit dëkk bu mel noonu ñu jëkk fa tabax la première mosquée de l'Afrique, la première église du continent africain, implanté fa les premiers comptoirs français de commerce, Lacoste, Pieter, Morel Prom, pour n'en citer que ça, les premiers établissements scolaires et secondaires. waaye man da nga bëgg a def Ndar capitale Sénégal xanaa. mais moo nekkoon capitale Sénégal. déet ak de la Mauritanie. mais fi ñu toll nii kay moom ku la dégg nga xam ne lépp yóbbu nga ko Ndar. man li ma bëgg ci sama xol su ma ko Maolana Azawajal defaloon tey suba capitale bi jógee Ndakaaru mu yóbbu ko Ndar. am na nit bu ma sañoon ngir ngi ne lay fanaan tey. kon ku baax nga ni da ngaa bëgg fa nga dëkk waaye nag gën gi néew doo ko indi mu yem ak Ndar. kon mu dem ngaay dëkku Yuusu. waaye man booy boobu nga dem sax dëkku président bi amul dëkk bu ci yem ak Ndar nous sommes la première ville les premiers cadres ont été formés à partir de Saint-Louis ventillés à travers le Sénégal et le continent africain pour former d'autres cadres qui ont eu la mission d'aider, d'encadrer et de former ceux-là qui dirigent aujourd'hui. N'eût été les premiers formés, ceux d'aujourd'hui n'existeraient pas. maa ngi ndey ji bàyyi kaak man. li ñuy def mooy seetaan benn élément boo xam ne dañ koy découvrir ndoo ak yow. ñett lañu woon Ali Waali Xaali ñu mari ka ñoom Golbert fay naan def suñ lépp. officier bi naan ka kes. xam nga dafa lakkale. mi ngi ci xabar mu dugg ci biir kër gi tëdd wala bali yooyu bi te lakkalul kenn kon ñi lay déglu am na ñu ëpp xam-xam fuuf gën la xam thème bi nga indi fuuf bu nu laa biiree def ay intervention mooy indi une éducation élargie auprès de l'ensemble de l'auditoire et tu y gagnes parce que daa ci dégg wala nga xam ci loo mosul xam. ba tey ci animation la yam de loolu. waaw kooku mooy animation. ndax métier mi def nga li ñuy wax formation. ndax dañuy naan Golbert journaliste. waaw am na ñoo xam ne journaliste mooy diplôme. ñoo xam nag ci ban école lañ koy jànge waaye li jaase bi foog ñu téye ko ñu bind ci école nangam. CESTI wala fu mu mën a doon fu mu doon rek wala Canada fu mu doon rek. nii def nga formation yi génn nga classique lañ lay jàngal. journaliste dëgg kenn du ko dindi. expérience sur le terrain la encadrement des anciens mais un rassemblement de toutes les connaissances. man ñi ma formé. moo di ñooñu ma la tuddal ca Ndar. gouverneur saaga ma fay ñu dàq ma. li nga def rëy na de. moo ma saaga ma fayu. gouverneur saaga ma booba xaleel laa. gouverneur laa tudd. waaw gouverneur kañ. parce que troupe nationale lu Mali ñoo ñëwoon def benn cérémonie. nu ma naa sonoriser stade bi. jox ma matériel ma dem monter sama sonorisation. dindi bouchon bi yóbbu ko. 19h30 xanaa dinaa sangu lekk solo rafet ñëw ci xew mi. ma xaw a tardé ñëw dugg. fekk affaire bi fees na dell.
ma dugg rek ñu taxaw ci mu ma dikk mu ma mais toi tu te prends pour qui man ka personne foo nekkoon suñu kër wax ka dama demoon sangu solu kër yóbbaale yëf yi yow it nga yóbbaale lu tax nga yóbbaale ko parce que bu ma ko fa bàyyee bu yàqoon jox ma demande personne bañ dàq ma loolu lan ma jàngal mu ne ma vous les enfants de la radio vous prenez pour les enfants du bon Dieu ma ni pat mu ne ma da nga réew man ko ma ko waxati moo di ba laay naa maam mu ne ma maa ni da nga réew man ko lekkuma sa ceeb ne lekkuma sa ceeb bu bay yaa ma gën a boccatiku mu ni commissaire bi arrêté la waaw foofu kay commissaire bu warutoon xaar sax arrêté la colonel gendarmerie dox suñu diggante ni ko il n'a rien fait laissez la parce que ndar la kon dëkku fa sax Dakar la dëkk ni ma va faire ton travail ma ñëw jël bouchon bi dugal ko def contact mu jox ma signal rouge ma ñëw ci micro bi stade baa ngi fees del ma ne ko tung 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 mesdames messieurs vous allez bien rek ni ñu yuuxu Golbert rek mu mer fi mu toog mais da nga excité population bi ci kawam kon mais c'est mon rôle je suis un animateur fi mu toog ci suuf mu ne ma tu auras de mes nouvelles la laa demee dama xëy dem rajo ba rek Massamba Niang ni ma loo def ci gouverneur yow comme xëy nga ci rajo santal yàlla ma ne ko kii mun ma wonal Dakar dem bi ma ñëwee fi Abdoulaye Diack laa fekk jëm si yàlla ji mu doon directeur bi ma ñëw fekk ka assistant am mi ngi toog ma agsi fii 9h mu ne ma toogal 6 bi ma toog ci 6 bi 9h ba 13h nit ñi di ma romb babord tribord ku ñëw ni ko ça va madame tapoté dugg génn man ma toog rek 13h05 moo jóg ni cëkk bunt bi mu jógee ci taabalam dikk ni ma cëxtee pour ma bañ dugg ma toj ñaam yi waa la ko wax tel mu set buntu bureau directeur bi ubbiku ma gis benn waay bu génn sol ensemble jack ensemble jean def ni ñaari loxo yi ni ma kiitu man ko je m'appelle Golbert mu ni ma nga saaga gouverneur ca Ndar ñëw dóor ma woolu la fii nga ñëw dóor sama secrétaire tu n'es pas marié avec la rajo dàq naa la mais li nga dafa rëy dàq ma laa la wax mais wàcc escalier yi jékki-jékki am benn loxo bu tegu sama mbagg ma gestu waaye ji ni ma bonjour man ko bonjour mun ma je m'appelle Henri Mendy je suis le directeur de l'APS tu veux travailler à l'APS ma ne ko ma kañ dem boobu def naa ci rajo bi ay 8 ans kenn mosuma fay 1000 francs 8 ans maa la wax li te lu nekk maa kaa def Henri Mendy yóbbu ma rue du docteur Thèse fa la APS nekkoon boole maag Siré Thiam lui Alcino Dacosta de grands journalistes de la presse écrite ni jàngal leen ko presse ñooñu ñu ma jëkk jàngal presse écrite waaye ba tey diplôme amul de diplôme amul ma liggéey fa une semaine muy samedi muy vendredi mun ma may naa la permission nga dem tu reviens lundi passe à la comptabilité ma dem comptabilité nu fay ma 27000 semaine laa fa liggéey 27000 maa la wax lii te 8 ans nga def ko mosoo wallaahi mosam de ma jël dugg oto dem jox ko sama papa mu jël xaalis bi ñaala ma ñu ma joxal sa yaay te nga diñ sa passe bi lay delloo nga dellu si ma dellu si def sama formation dellu Ndar mënu ma liggéey ci rajo ba dàq nañ ma ne maa ngi jëm rajo Mauritanie rajo Mauritanie dama bëgg rajo ba dof Mauritanie xanaa boo demee ay naar nga fay làkk kon déedéet loo fay làkk amul journal français amul journal wolof ma dem nu ma ñoom dañu rédacteur en chef concours bi gannaaw suba la ma bindu ñu def loolu lu nekk ma jël premier ñu ne ma rédacteur en chef nga commencé liggéey sa Ndar liggéey fa semaine nag laa fa def ca Mauritanie semaine laa fa liggéey doore woo bi yoon déedéet mais inspecteur travail bi doomu Ndar la mu ni ma am na benn service bu ñuy wax Miferma ca Port-Étienne dañ fa bëgg lancer un service de communication de presse concours bi gannaaw suba la man ko bind ma mu bind ma résultat yi gën a ma jël premier encore bàyyi Mauritanie dem Port-Étienne di fayu 298 000 francs par mois tubaab yi ma daan fay maa amee statut français ndax laa juddoo ñu jox ma sama logement 733 ñu ko fekkee ngi may dégg de. non yow nag noos nga. ma def fa 1 an jël congé ñëw Dakar jënd fi teppage électrophone pour sama xarit yi seen Ndar ñibbi Ndar guddi gu nekk nuy rëkk noos gi man tulleeg male ba mu des 10 jours ma ne sama papa damaa delloo Nouakchott sama papa ni ma boo fa delloo loolu liggéey yàlla bu mu barkeel. ak xaalis bu bari ba yëpp. 1967. nga def nan. toog déggal sama waajur. toog def nan. toog rek toog ca kër ga toog mais affaire bi naqadi ma nag ba may bëgg feebar sama papa duggaat génn ñu jëlaat ma delloowaat ma ca rajo Saint-Louis ca laa fa fekkee nag Ibrahima Diop directeur ba affecté nañ ko indi Papa Racine Sy
kooku nag moo ma formé presque en journalisme moom ak Bachir Kounta. ba tey formation boo xam ne. ba tey formation bi yooyu formation la di. ba tey diplôme amagul de. waaw mais soxlawuma diplôme expérience lay demee ak connaissance. loolu nag ñi lay dégg. sérieux ak pragmatisme. du deñ li ma lay wax nii. journaliste yi ak maa dégg nañ ko dindi kii si fraude si pic. kii Golbert Diagne ma nekk fa. ba nu nommé ma chef d'antenne maa amee programmé par Mariane Sy. nu jël Bachir Kounta yóbbu ko Dakar. ndar amatul reporter Sanu Diallo sama chef Dakar nu ne allo Saint-Louis Bachir Kounta te xamu ne Bachir Kounta dem na Dakar kenn wuyuwul maa ngi toog nii mooy sama chef maa def kii boobu da ngaa tourné affaire bi kër pour woote Dakar nu ne allo Saint-Louis mu ne tekk kenn wuyuwul 2 fois rek 3e fois ne allo Saint-Louis mu bës bouton bi taf micro bi ni ma wuyul yow reporter lan mu ni ma reporter match bi rek ma naaw dama daan reporter ci studio ba dans le vide. di ko defal jinne yi. waaw mu ñëw def ko sur le terrain. ne la dans le terrain. ma def ko mais guddul tuuti rek laa def introduction yooyu rek ni à vous Dakar delloo rek stade bi toj. ñëpp jóg woy Golbert ma jàpp confiance. door sama match ba mu jeex. match non dañu dellusiwaat. du ma def match ba mu jeex ñuy dem Dakar dem Ziguinchor fu nekk. fu ñu ñëwee ci yow rek multiplex bu ñu ñëwee ma kii dellu. ma yeewu suba yëkkati man sama directeur mi ngi ma dégg Papa Racine mi ngi dund de ma yeewu suba mu ne ma je te félicite. góorgóorlu ci lii c'est bien. Bachir est parti tu vas être le reporter de Saint-Louis booba Ablaye Diaw bii. reporter. noo ko tuddee Amarildo. xanaa dafa mënoon a football. trop macha allah waaye yaru dal tey il n'a pas changé booba Ablaye Diaw Papa Racine si daf ko indi mu joué à la Saint-Louisienne amee secrétariat mu daan tapé dactylo yi. ba mujj ñu am benn émission bu mag bu daan def tous les week-end en musique. mu éclore ci biir émission boobu ñu jëli Idrissa Seydou Dia parce que dégguñu anglais. muy def la partie américaine ñu jëli Doudou Diène mu ñëw di def la partie espagnole parce que ñoom ay professeurs la ñu. ils ont pris goût à la rajo ñoom noonu mujj sax raw Doudou Diène moo mujj ñëw fii supplanté ñi fi nekkoon ñëpp amee journal 13h ak 20h et y avait les Sidi El Hadji Niass Sidi El Hadji Ndiaye l'un de mes grands formateurs Ibrahima Dem il était là Djibril Ba il était là Ahmed Tidiane Diop il était là ensuite côté télévision Diadji Touré il était à la rajo bi ne woon Arabie Saoudite waaw mais rajo la nekkoon booba ñu jëlee ko fi yóbbu ko télévision ensuite mu defi diplomatie ça c'était les grandes voix les belles plumes diction bi la ilaha illallah macha allah te époque boobu kat boo présenté journal bi wala nga def reportage faute boo yow suba ñu dox la demande d'explication Bassin nga war a wootee ni kooku bu mu waxati ci rajo léegi de fodi lu mu gën a bare gars yi ne waaw yaa ko wax waaye seede nga ko waaw dinaa dégg rek waaye ñoom la ma dàq jàng waaye xëy na dañuy juum rek waaw bu ñu xoolee yaa ngi wax nga commencé def reportage ci jamono jooju xëy na ñi tout tànk yi du ñuy dégg rek ci jamono ku mel ne Alassane Ndiaye Alou waaw man nag jamonoom fekkee naa ko daf la influencé 58 59 oui ma influencé bu graw ndax sama meilleur ami moom moo ko jox micro mu dugg ci reportage moo di Ablaye Niang ñu kaa wax Lay Niang boobu reportage yombul après Lay Niang y avait Tony Stephen y avait Gabriel Jacques Gomis y avait Ale Ndaw Pathé Dieye Fall ni salaamaaleykum Ahmed Tidiane Diop Bachir Kounta ni salaamaaleykum Golbert Ablaye Diaw Balabas après Sathiom bi feeñ ca Kaolack lii moo taxoon multiplex bi neex. parce que ay ndaanaan la ñu woon Sathiom bi. waaw mais ñu nekk Saloum xam nañ ko bu baax. Saint-Louisien la Ré Paris la dëkk